delloo ziar bu wér Ndeye Arame Touré. xibaar yi lu ciy gën a fës. li ci gën a fës daañu ko jukki ginnaaw bàkk bi. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci ndorteelu ko dindi tooke wi ci tefes gi ca bee bu aan lu ni mel nag daal dañuy lancé lu ni mel ni ki tey ji ci suba mu ñeel liggéey boobee nag ñu àpp ko ci diirug ñetti at waaye tam lu tollook juróomi junni njaboot daañu rek jëfandiku ci réseau d'assainissement boobee xam ngeen ne koppar yi nga xam ne daal di koy fecc ngir daal di koy def ci wowle wàll nag ëpp na juróom-ñeenti fukki milliards ci suñu ay koppar moom jëluñ jëree di Serigne Mbaye Thiam di sàkku rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa LONASE suñu daal di gën a sóob seen yoxoo ci wàll wi ngir liggéey boobee mën a am ci anam bu jaar yoon yorinu ko suuf ci domaine national bi nag décret 2020 1773 nga xam ne nag bootuwul benn yoon ci sañ-sañu boot bu jiit bu bokk moomeel bu ñu sukkandikoo ci directeur des domaines moom Mame Boye Diao ak itam professeur agrégé bu faculté yu droit ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di Cheikh Abdou Wahab Ndiaye moom moomee di ngeen leen dégg ci la jotaayu xibaar mbokk yi xam ngeen ne ni ki ëllëg ci gaaw bi yem moo ko fukk ak juróom-ñetteel bi yoon nag anniversaire bu suuxuk bateau le Joola ci li nga xam ne moom moo di waax yi njabootuk ñi nga xam ne ñoom ñoo ci jota loru nag di sàkku yoon daal di def liggéeyam ci wowule wàll xam ngeen itam ni ki ren dafa yem moo ko jàngoro ji di coronavirus daal di poñe réew bu Sénégal dañ ci dikk ni mu gën a yaatoo màggaluk Touba xel yëpp dëkkmal ca dëkk wu sell ba foofee nag hôpital Matlaboul Fawzeyni nag dina saytu aji tawat gi ci diiruk juróomi fan yoo xamante ni duñu fay dara foofee ñu ngi fay xaar lu tollook 2 junni aji tawat yoo xamante ni bu ñu fa ñëwee daañu leen dalal mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxirlu tuuti ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuy leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonu la ñu ko junjee woon mu mel ni nag ndorteelu ko dindi tooke gi ci tefes gi ci bee bu aan lu ni mel nag liggéey ba daañ lancé nañ ko ni ki tey ji ci suba àpp ko ci diirug ñetti at waaye tam mu mel ni lu tollook juróomi junni njaboot daañu jëfandiku ci réseau d'assainissement boobee lu ni mel ni ki tey ji lañ ko amuloon Modou Fall ma nga fa woon àndoon ci ak Amadou Ba. léegi liggéey yi dana door def na nag lu tollook 2 fukki at Sénégal am projet bi nga xam te ni moo di dépollution baie de Hann bi les réalisations dafa war a jël en compte ñëpp ñu nekk ci commune mais dañoo bëgg bu ñuy ut ay profil am na waxtaan boo xamante ne buñ ñu ci utalee ci ñun mënuñu wax ne commune Hann Bel-Air amul benn ingénieur bu fi mën a génn mënuñu wax ne que en tout cas amul docteur bu fi mën a génn mënuñu wax ne muy mbaaw di caaro yi di feneen ak feneen ñun foofu nañuy waxee bëgguñu emploi yoo xamante ne da ngay ñëw rek ñu naan la ay main d'œuvre. mu nekk jéego bu am solo bu indi satisfaction ci wàllu industriel yi ñoom daanaka sax dugal nañ seen yoxo seen poche ngir mën a taxawal bi le projet. accepté nañu ñun industrie yi le principe pollueur payeur plus ngay tilim plus ngay fay. te tey am na investissement yu toll 1 milliard yu nga xam ni pré-traitement la industrie yi def pour que li ñuy déverser ci bee bi mu set wecc. lenn rek moo ci xaw a ñuul moo di ñi dëkkee Thiaroye Géej ñoom nee nañ dañ leen fàtte. dafa mel dañ ñoo fàtte ci projet bi ñu fàttali nit ñi ne Thiaroye-sur-Mer Sénégal la bokkul Mauritanie bokkul Gambie donc kon amul benn fenn fuñ ko mën a teg foo xamante ne nii nga yor projet boo xam ne yaa ngi ko natt ci fukki kilomètres ak ñett ci wàllu communauté nga defaraat ndorteel li muy Hann Bel-Air defar cappaandaw li muy mbaaw nga fàtte ki nga xamante ni moo ci ëpp solo muy Thiaroye-sur-Mer nga xam ne moom moo nekk ci juróom-benn kilomètre. projet bi dana permettre ñu amal raccordement lu tollook 200 industrie réseau d'assainissement bi yokk li nga xam te ni moo di environnement quartier yi waaye lu tollook juróomi junniy doomu aadama danañu am li nga xam te ni moo di assainissement bu jaar yoon. xam nga ne projet boobee nag ngir mu sotti liñ ci sóob ci ay koppar bari na lool bu ñu ko xaymaa ëpp na juróom-ñeent fukki milliards ci suñu ay koppar jëwriñ ji di Serigne Mbaye Thiam nag di sàkku LONASE daal di ci sóob loxoom bu baax a baax ndax liggéey boobee mën a am ci anam bu mucc ayib ñu teewlu ay kàddoom. juróom-ñeent fukki milliards ak ñett la suñ ko xaymaa pour liggéey ko. te suñu seetee
limu doomu aadama yi nga xam ne danañu profiter ci projet bi fii ci Dakar juróom fukki junni juróomi téeméeri junni ci ay nit lay doon. dañu yaakaar ne fekk ñetti at mu diir bi liggéey bi duré danañu amaat tefesu Hann boo xam ne bii niñ ko doon ràññee ci àddina bi di ko ràññee ci Sénégal dana ko nekk. liggéeykatu Grand Moulin bu Ndakaaru nag ñoom ñooy sàkku ñu daal di jëlaat seeni ndaw yooye nga xam ne dàqoon nañu leen te dàq boobee nag teguñu ko fenn ñoom ñooñu nag loolu ba tey la ñu mer ba futtu di sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di njaatige yi ñu daal di doxal yoon Fat Bintou Konté ak Diafara Ba ci reportage. tey ci suba nag dañoo génn ci mbedd mi ñoom liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Grand Moulin de Dakar ci àjjuma ji nag ñu exiger ñu réintégrer juróomi ci seen i camarades yoo xam ne direction bi daf leen licencié te nag jàpp nañu ne tegu ko ci yoon. L'inspecteur travail dafa rejeter seen licenciement parce que xam na ni motifs yi ñu évoqué c'est des motifs fallacieux du ay motifs yu légal pour ñu mën ci dàq doomu aadama mais ñun comme ay délégués lañ on est protégé par la loi alors mu yaakaar ne travailleurs yi ne sont pas protégés par les lois. ñu dàq leen ñu leen nag travailleurs ils sont protégés par la loi c'est des travailleurs comme nous c'est pas des délégués mais c'est des travailleurs da ngeen leen di réintégrer su muy neex ñu nekk ci jàmm ak salaam réintégré wu leen si lu muy neex dinañ leen réintégré si lu muy naqadi. la ko waral nag moom délégué personnel bi di ñu xamal ne dañoo créé woon ab groupe WhatsApp audio yi nag directeur général bi jot ci te moo ne de moom jàpp na ne loolu du yoon. ñu leen wan leen ñu suñu ay seen ay preuves ñu servir na ay sommation interpellative jël ay audio déjà dugg si suñu ay données personnelles extirper ay audio traduire que nu mu leen neexee wax dañ leen traité de raciste dañ leen wax dañ leen di égorger dañ leen di rendi maanaam dañ leen di def yu bon a bon a bon ñun leen ñu defuñu ko. ñun liggéeykatu Grand Moulin de Dakar yooyu nag dañoo fas yéene xeex ba jot li nga xam ne moom moo di seen droit ndax jàpp nañu fi mu toll ni direction bi daf leen a bëgg a xoqatal. xeex bi dañ koy jëm xeex xam fu ñu ko jëmee donc dugaluñu suñu 5 travailleurs xeex bi du arrêté te semaine prochaine bu ñu leen dugalul dinañ leen wax lan la ñu nar a defaat semaine prochaine. dañ koy dàbbali mu gën a saf gën a tar dañoo nekk ci dëgg. ñu ñëwoon nag jàppale leen moom représentant CNTS bi di Lamine Fall mu jàpp ni nag fi mu toll nii faaw na nguur gi jug ci situation bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Grand Moulin de Dakar. jàpp ne aussi réew mi kuréel yi du ñu jouer correctement leur rôle parce que préavis bi mooy lan mooy yëglu te may nañ la weer ba ci biir weer woowu kay ñëpp ñu war a wax war nañ woote. directeur bu ressources humaines bi nag daal nay addu ci wowle coow li mu xamle moom moo di ña nga xam ne ñoom la ñu dàq njombeelu rëy la ñu def ba tax itam ñoom ci seen bopp ñu doxalee noonu naka noonu itam dàq ñu benn yoon li nga xam ne moom moo di waxtaan ngir jàmm mën a dellu si ñu teewlu Pape Abdoulaye Jigal ba tey Fat Bintou Konté ak Diafara Ba ñoom ñoo taataan ay kàddoom. ci motif bi porté ci 5 salariés yi nga xam ne dafa am lu ñu def ba ñu jël décision yooyu li ñu def dafa toll foo xam ne dafa jéggi daya dafa toll foo xam ne borom kër gi ak kër gi mënu koo nangu mënu la nangu nga dem fu la neex wax nu la neex jëfee lu la neex te yaakaar na ne que fii ngay dellu si kenn du la ci di wax dara du mbiru jëfante mbiru xamalante yoon la te su fekkee ne ñoom jàpp nañ ba dem ba fu ma xam ne nekkee benn pour que tamit lii di yoon ñëpp doxal ko kon ñun suñu wareef du anticiper suñu wareef du den fa njëkkee wala di coow suñu wareef mooy toog fa ñu war a toog xaar ba ki nga xam ne moom la yoon jox baat mu jox baat ci ni mu waree kon li ma leen di ñaan mooy ñu bàyyi loolu mu daanu. ni leen recevoir mooy suñu wareef mais dialogue naka la mënee am su fekkee ne ñii war a waxtaan tooguñu. mbirum Mame Diarra Fam ak itam ñu njort ne ñoom ñoo ko agressé nag mu mel ni pënd ba wureegul ba tey ndax itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñi nga xam ne ñoom la tudd seen tur ci wàllu woowee nag kuréel wi nga xam ne moom moo ëmb way laago yi xam rek ne du ñu bàyyi mu sedd benn yoon ndax itam seen ab naataango wa ñu xam ne joxoñ nañ ko ca baaraamu tuuma naka noonu itam ñu sàkku rek ñu dindi mbalaanab kiiraayuk député diaspora boobee dañuy teewlu Yatma Fall moom moomee nag moom moo jiite wowle fédération Abi Faye ak Modou Diop ñoom ñoo taataan ay kàddoom. diggante député Mame Diarra Fam ak ñu mu waxoon ne dañ ko doon agressé wala ku mu waxoon ne daf ko doon agressé kooku mu waxoon ne daf ko doon agressé nag mooy Lamine Thiam mii taxaw nii sama wet yor ay beekeem xam nga kii ko gis xam ne du agressé te mënul agressé soxna si li mu def mooy li ñuy wax ci tubaab manipulation
ba pare dafay def comédie en république nag dañu war a sérieux bàyyi comédie parce que yéen ko yor beeke mënul bàyyi ay beekeem dem di song yi parce que boo bàyyi beeke song yi da ngay daanu donc moom la ñu song daaneel ko te ñëpp gis nañ ne garde corps Mame Diarra Fam ci boppam moo yëkkati kii jox ko ay bekke foral ko téléphone am waaye nag suñu rôle mooy aar ak yelleefu way laago yi ci réew mi moom way laago la si ñun la bokk loolu moo tax ñu nit ñu porter plainte pour agression boobu ñu def ci moom fédération bi dina constituer partie civile jël nañ tamit suñu avocat ba pare fan yi di ñëw moom dina communiquer wax naka lay doxale procédure yi. waaw xam nga immunité parlementaire loolu maintenant ce sera l'affaire du procureur parce que bu fekkee procureur bi gis na ne la plainte am na ay éléments sérieux procureur am na sañ-sañu saisir le bureau de l'Assemblée pour ñu dindi immunité parlementaire bi mu continuer procédure. yore na ko suuf si mbokk yi ci domaine national bi nag lu ñeel décret 2020 1773 nag bootuwul benn yoon ci sañ-sañu bokk jiit bu moomeel bu ñu sukkandikoo ci directeur wu domaine moom Mame Boye Diao ak itam professeur agrégé bu faculté bu droit bii di Cheikh Abdou Wahab Ndiaye niki tey ji lañ sekkoon ak waxtaan ak suñu ay ndaw Alxasan Ba ak Mohamed Sow Dieng. ñu andi ci décret numéro 72 1288 nekk na li nga xamante ni rafetlu nañ ko décret bu yees bi 2020 1773 ñëw ngir fexe nag ba gën a ñoŋal li nga xamante ni mooy saytu gi jëm ci wàllum joxe ak nangu suuf yi nga xam ne ñoo fare ci domaine national. fan la décret bi àndee lu bees mooy ci contrôle bi bu njëkk sous préfet préfet la woon léegi yokk nañ ci keneen mooy gouverneur ma jàpp ne dina war na mën a bokk ci li mën a gën a ñoŋal saytu gi ñuy saytu suufu domaine national yi loolu di benn ñaareel ba yi tamit lu kenn mën ñaar moo ko dàq lu ñaar mën ñett moo ko dàq préfet sous préfet la ñu amoon ñu yokk ci tey gouverneur dina war a mën a gën a oyofal liggéey bi. li nga xam ne nag moo jëm ci communes yi maanaam mairie yi nga xam ne ñoo yor compétence ci wàllu suuf ñoom daal daanaka li nga xam ne seen compétence dañul ñoom ñoo yor seeni suufu askan ñoom lañ ko dénk ñoom ñooy décider ci kan lañ koy jox waaye nag ndagam xamoon nañ ni ñoom bu ñu décider dina am toujours kenn ku nga xam ne nguur gi lay représenté moom mooy daganal li ñuy décider kooku lañ changé du compétence su mairie bi. li ñuy faral di nemmeeku ne moo di coow yu gën a rëy yi mu ngi juddu ci surface yu rëy yi nga xamante ni dañ koy faral di joxe mu di gis-gisu moom directeur des domaines ba tax na sax nee na liñ ciy boole secrétaire général bu gouvernement dana tax ba ñu mën a moytandiku jafe-jafe yi. buñ ci dugalee gouverneur teg ci nag ni ci gouvernement bi am na kilifa gu nga xam ne mooy ministre secrétaire général du gouvernement moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu numérotation wala yu demee noonu buñ dugalee moom it compétence am ci biir moom am na yeneen matuwaay yi nga xam ne mën na ko yëkkati pour xool ndax lu mel noonu dina indi gàllankoor am déet ci askan yi nga xam ne ñoo yeewoo ci gox yooyu. waaye jàngalekat bi nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar gis ne am na li nga xamante ni manqué na ci décret bu yees bi te waroon nañ ko corriger. article 10 su décret 72 dafa ne woon ne préfet bi mooy xool bu yaakaaree ni soxla nañu xam ci barab sàngam lan mooy mise en valeur moom mu ñëw définir ko kon ci moom la ñu bàyyi ak teeyu xelam su yaakaaree ni moo tax depuis 72 yaakaaruma ni am na préfet yu ko def. Mame Boye Diao jàpp ni décret bi nga xamante ni mooy décret bu bees bi dana dalal xelu askan wi te dina tax ba ñu gën a mën a saytu li nga xamante ni moom mooy suuf si mu doon njëriñ képp askan wi. jërëjëf Alxasan Ba cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi maa ngi leen ko doon junju bi ñu door yi la jotaayu xibaar xam ngeen ne ni ki ëllëg ci gaaw bi la fukk ak juróom ñetteel bi yoon bu anniversaire ko suuxuk bateau le Joola ñi nga xam ne nag seen i wayjur dañoo loru ci wàllu woowe nag ñoom ñooy sàkku yoon daal di def liggéeyam ci mbir moomee kenn la ci jërim yi moom Martine Kourouma ni ki tey ji moom moo nekkoon ganuk info du matin Chérif Dia ak Jaafara Ba ñoom ñoo taataan ay kàddoom. mooy def benn minute de silence ak ay ñaan midi bu jotee incha allah donc dañuy ñaan bépp nit bu ñu mën a jàppale ñu booloo ñaanal suñu waajur yi ak suñu xarit yi nga xam ne ñoom ñoo des ci naufrage bi. donc ponc yi moom mooy le 26 ñu def ko journée de souvenir devoir de justice bi musée mémorial bi. prison renfoulement bateau bi ak prise en charge orphelins yi ak rescapés yi. man moom am naa yaakaar ni que tôt ou tard justice bi dina am incha allah parce que justice dafa nar a am
parce que bu nekkoon 2000 poulets lañ bàyyi woon ci géej bi di ngeen rendre ko état Sénégal dina rendre compte ñi nga xam ne ñooy liggéey lépp ci écologie mais bii ay nit lañ te ñun ñëpp ay nit lañ donc waruñu xool 2000 personnes nekk ci géej bi ñu xam fu ñu nekk ba léegi justice mënta am ñu classé ko non-lieu loolu mënta ne xel sax nangu ko. incha allah yàlla rek moom ay mbiram incha allah dossier bi dinañ ko defaat incha allah. mën na nekk kenn ci xale yi orphelin yi ñëw nekk ministre wala mu nekk procureur nekk ministre de la justice wala mu nekk procureur ñu dikkalaat dossier bi rek incha allah. mbokk yi xam ngeen ne ni ki ren nag dafa yem mook Covid 19 gën a si réew bu Sénégal ba tax itam daal nañu coppi anam wa nga xam ne noonu lañ ko daan amalee ca diwaan bu Ziguinchor kenn ci njabootu ñi nga xam ne ñoom ñoo laru ci suuxuk bateau Joola boobu nag moom Moussa Diémé di sàkku rek ci nit ñi ñu daal di toog seen i ay kër amal ay ñaan Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ñu teewlu. ci 18e anniversaire bu bateau Joola bi anniversaire bu exceptionnel la. exceptionnel parce que dafa tombé ci loo xam te ne li kenn yaakaaru ko woon te kenn bëggu ko mooy maanaam pandémie bi ñu naan Covid 19 ci booba ñun dañu jël suñu matuwaay ñu naan ñu ngi ñaan parents yi du càgge ni bëgguñu ñu ñëw mais ñu ngi leen di ñaan ñu muñal ñu ndax place yu ñuy réservé pour nit ñi ñëw day doon ay place yu néew ku nekk booy toog sa wetu morom dafa war a am tant de mètres mu am loolu moom dañ ci taxaw amul benn demi mesure rax si dolli dañoo bëgg dañu leen di ñaan di leen ñaaxaat képp koo xam ne kii da ngay ñëw ci manifestation bi te ñun ñoo la bàyyi nga ñëw balaa ngaa dugg da ngay raxasu raxas sa loxo ba mu set boo ci pare sa masque moom boo ko amul jarul nga ñëw. ñu des ci loolee ba tey mbokk yi wutali marché le Joola bu embarcadère ginnaaw itam fukki at ak juróom-ñett ci ren foofee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fay faral di jaayee naam jamono yi néew nañ waaye mel ni nag lépp lu ñeel wàllu activité yi dafa xaw a tagg témbe kile nag délégué la ca marché ba Mariama Diop lay wuyoo ginnaaw loolee itam janoon na ak suñuy ndaw Maymuna Njaay ak Jaafara Ba ngir wax leen nekkin wax foofee ñu teewlu. ci embarcadère bi fi la juddoo yaroo fi màggee fi moom Mariama bi mu doon door jaayam bi mi ngi amoon juróom-ñetti at. la Joola fi la ñu fekk Casamance Express fi la ñu fekk Île de Caraman 2 fi la ñu fekk parce que man fii laa juddoo man mii di wax ak yow sama yaay bi muy jaay fii bi yeggoon ñetti dërëm en 1952 te man maa ngi juddoo 68 kon ñun bato bi fi la ñu fekk bato Joola keroog bi muy ñëw maa ngi leewu sama doom bi muy liir keroog bi ñu koy inauguré. waaw maa ngi leewu kii muy liir madame Elisabeth Diouf ñëw ak Abdou Diouf ñu toog fii teeru ci port bi macha allah. bi bato bi suuxee ak léegi am na fukki at ak juróom-ñett tey jii taabal si kese la am li muy jaay yëpp nag di bàyyeekoo Casamance. temps yi mu daan dox man daan naa dem di jënd ay pañe marde ay mango di ñëw di jaay booba sama sœur moo nekk ci buntu bi di jaay beñe booba temps sama yaay ñëwatul mais ñun ñooy ñëw moo yor taabal ji di jaay man dama naan dem jënd ay pañe ñëw jaay dem. ci temps yi la Joola ba ci yàgg ma taxaw sama rakk góor bi di dem mais jour bi bato bi di voyage wax dëgg yàlla ñun ñëpp kenn demu ci. neexatut ne mu neexee woon moom bato Joola moom na mu meloon moom port bi mënatu koo mel yaakaar naa ko bokk. dinañu gis benn client wax dëgg yàlla nañ gis foraatu suñu wërsëg dinañu foraat suñu wërsëg waaye na port bi meloon 2002 bi bato bi daanu ak tey du benn. changé na bu baax. ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre atum 2002 moom commerçante bi du ko gaaw fàtte. suñuy xarit suñuy am di jàmm suñu lépp a ànd ak bato bi dem kon bato bi mënuñu koo fàtte mbooleem ku fi nekkoon ak ñun rek buñ ne suba la anniversaire la Joola rek sa xol bi day tooy duñ ko fàtte mukk nag. tey jii ñaar képp lañu fii ci marché bu embarcadère bi nga xam ni ñu ngi ko duppee Joola gannaaw juróom-ñaari weer yoo xam ni dañ koo toog ngir nag mbas mi moo leen tere woon liggéey tey jii soxna yi bu ñu sañoon ñu gën leen a jàppale dooleel leen ngir seen lii ñuy yëngatu ñu mën cee suturlu.
jëf may mun a njaay mbokk yi lii la itam maa ngi leen ko doon wax sànq xam ngeen ne màggalug Touba dëkkmal nañu ko ba tax itam hôpital Matlaboul Fawzeyni nag jamono yi ci lu tolloog diirug juróomi fan nag dina saytu ay aji tawat yoo xamante ni duñu fay dara ngir rek li nga xam ne moom moo di màggalug Touba bi ñu ngi fay xaar itam lu tolloog 2 junni ci aji tawat mbokk yi ñu teewlu reportage bu Mohamed Jo Diop ak Talla Samb. Matlaboul Fawzeyni bu Touba directeur bi di Makhtar Lo wax ne fukki weer ak juróom-ñett yi nga xam ne toog na ko ci bopp hôpital bi dugal na lu ëpp 200 millions ci suñuy koppar ngir mën a soppi xar kanamu hôpital bi. atum 2019 ak 2020 bi ñuy waaj a jeexal lu bari ci wàllu investissement hôpital def na ko maanaam jumtukaay yu bari hôpital jënd na ko ngir mën a yokk. jumtukaay yi nga xam ne moom la hôpital jëfandikoo. Magal bu Touba di jub si hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba noppi na ngir dalal ñi nga xamee ne ñooy am jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram ci màggal gile. mi ngi jéem a fexe ba mën a dalal lu mat 2 junni ci ay malade parce que juróomi fan màggal gi maanaam 2 fan yu njëkk yi ak bisu màggal gi ak 2 fan yi ci topp hôpital day def consultation gratuite maanaam ñi muy seet muy ay pèlerins yi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si kuñ ci seet tam boo ci amee toppatoo dañ lay faj. te doo ci fay dara. jamonoy mbas mi di Covid 19 ab dispositif bu jéggi dayoo ñoo ngi ko fay amal ngir mën a jël bépp cas suspect boo xam ne nemmeeku nañ ko. dañ ci ciy jël comme ay matuwaay yu bees mooy. ci biir hôpital bi. dañuy ñëw fi ñu leen di fajee dafa am beneen fu ñu leen njëkk a seete ba bu ñu leen seete foofu nag ñi nga xam ne ñoom dañoo jot ci ñoom jàngoro jooju. ñooñu bu ñu leen jëlee am na ay bërëb yoo xam ne bii dañ ko jël ba pare pour yóbbu leen foofu. ñu defa négliger léegi nag bu ñu leen prélever prélèvement boobu wala ñu koy yóbbu ba jëm. fi mu ne nii ministère de la santé mi ngi def ay pexe pour que ñu mën a fexe am laboratoire boo xam ne ne ci biir hôpital bi buy def test yooyu su ko defee bu ñu defee test yi résultat bi dina gën a gaaw a génn. ñu tabax ko ci 2 hectares hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ñu ngi ko inauguré 25 mars atum 2005 mu nekk nag liggéey boo xam ne daayira Matlaboul Fawzeyni moom moo ko doon amal lépp nag ñu xayma ko ci 2 milliards ak genn wàll. jërëjëf Mohamed mbokk yéen itam jërëjëf foofee la ñuy yemale jotaay bi ñu bàyyi Ndeye Aram Touré ak